salaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum mbokku doomu aadama yi salaamaaleykum mbokku jullit yëpp yu ñuy seetaan à travers le monde les Sénégalais ak ceux qui sont au Sénégal ak ñi nga xamante ni ñi ngi bitim réew képp ku ñu mën a gis rek ñu ngi lay nuyu daal ñu ngi nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan ñu ñuy suivre waaw ñi nga xamante ni seen xel saa su ne mi ngi si ñun di ñu bàyyi xel di ñu bëggee di déglu suñuy waxtaan. Bon su loolu weesoo nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla jàmm si réew mi di ko ñaan si Afrique di ko ñaan si bépp continent dans le monde di ñaan yàlla def suñuy kaddu suñuy waxtaan di mën di wër àdduna di dugg si nopp jaam yi nga xamante ni ñi ngi bàyyi seen xel ak seen itte de temps en temps di concentré wu si suñuy waxtaan. Bon ñi ngi ñaan ñi nga xamante ni c'est des gens nouveaux ñuy abonné ci chaîne bi à chaque fois di bës ci cloche yi voilà di comme ça di jot sunuy waxtaan à chaque fois et en même temps di aimer bëgg nañ ngeen di aimer vidéo yi di béggee voilà di déglu bu baax macha allah yàlla yokk xam-xam bi yàlla gën leen a ñaax ngeen di ñuy déglu comme ça à chaque fois ngeen di am sunuy information di xam sunuy idée ak yenuy véhiculer ak li ñu bëgg yéen ngeen xam ko tey jii may aborder benn thème bu am importance benn thème bu nga xamante ni ça parle sur la vie en général de l'histoire du monde dans le sens de dire exactement li xew ci sunu histoire ñun en Afrique li xew ci sunu histoire sunu diggante ak tubaab yi. Bon tey jii thème bi lu tax mu am importance trop ma leen koy wax parce que à travers le monde gis nañu même au niveau des arabes au niveau des africains même au niveau des tubaab certaines personnes dañ leen di dugal ay esprit di leen dugal di leen gëmloo ay science di leen gëmloo ay yu doy waar même bés yi dem na ci même ba ci arab yi ñi nga xamante ni gëmuñu yàlla noonu yëpp ñoom dafa am ay genre tarixa yu nga xamante ni dañ koy jàng moo tax en général ñi ngi ñaanal sunu ustaas yi bu ñu demee bitim réew di jàngi dans les pays arabes ñuy bañ di tasante dans les écoles yi nga xam dañ leen di transformer gis ngeen li ñu Maodo jàngal li ñu Sëñ Bamba jàngal liñ fi bàyyi ci ay téere liñ fi bàyyi ci ay orientation moi je pense que ça suffit largement c'est vrai que l'islam yaatu na xam-xam du doy iqra bismi rabbika lu nekk la ëmb mais lii problème bi mooy am na ay genre xeetu njàngale ay genre xeetu orientation yi nga xamante ni par exemple bu ci nit yi duggee surtout sénégalais yi ñun jiw duñu jig parce que dama leen di wax benn affaire bi fi tubaab yi ñëwee di ñu coloniser di ñu xam ni ñi c'est des peuples yi nga xamante ni peut-être que ils ne sont pas intelligents sur le plan moderne mais mën nañ leen nax parce que am nañu xam-xam mën nañ leen sàcc parce que tubaab day sàcc mën nañ leen sàcc parce que am nañu xam-xam mystique yu fort te tubaab comme dafa dañ kumpa te dafa bëgg àdduna mu xam ni xam-xam mystique bi sunu maam yi yoroon à travers xam yi à travers ni ñu doon waxataane jinne yi à travers wutum alal à travers wutum àdduna à travers wutum bayre ak daraja yooyu yëpp dañ ko xamoon ci sunuy maam ñu ñëw ñu anéantir ñu songu ñu gaañ leen rey leen sàcc seeni xam-xam bi ñu sàccee seeni xam-xam ñu sàccaale ay traducteurs bi ñu sàccee traducteurs yi si lañu réussir seen coup moo tax en général boo gisee ci tubaab bi am na ay secret yu ñu yor yu nga xamante ni secret yooyu dañ ciy dund di ko utiliser correctement di ko denc de père en fils de sorte que ñoom loolu sax dem na ba nga xamante ni développé nañ ko ñoom xam nga lu ñu yor rek dañ koy développé gëstu ko ba def ci leneen jaamu ko ba am ci leneen
moo tax même le secret maçonnique les secrets mystiques de grande intensité yooyu yëpp tubaab bi dañ ko am nu ñuy def ba wut alal nu ñuy def ba waxanteeg jinne mu indi leen même loxus yi da ngay gis loxusu tubaab moo gën a fort loxusu nit bu ñuul ñoom ni ñuy loxusee moo gën a rapide moo gën a gaaw parce que ñoom gëmuñu yàlla de ce fait ñoom yi ngay ragal def ñoom ragaluñ ko parce que ñoom gëmuñu yàlla yow yaa ngi koy raxee julli yow yaa ngi koy raxee koor yow yaa ngi koy raxee di dem jàkka yaa ngi koy raxee yu bëri moo tax lim la waree wuyoo du la ko wuyoo day des ñoom nag bu boobaa daf leen di wuyu carrément parce que gëmuñu yàlla même su écourter seen vie c'est pas leur problème même si ça anéantit leur famille rey seen ay mbokk rey seen ay famille les plus proches ñoom yooyu gérer wuñ ko moo tax rek pour wan leen ni leen ñoom bi ñu ñëwee avec l'impérialisme dañu ñëw gaañ ñu coloniser nu sàcc suñuy xam-xam sàcc ay traducteurs bi ñu leen demee ba traduire leen xam-xam yi ak leer gi ak lépp lu nga xamante ne moom moo doon suñuy secret ñoom après dañu éliminer les traducteurs comme ça ñoom du ñu mën a dévoiler ëllëg pour wax la vraie histoire mais nag yàgg-yàgg bawul dara loolu nañu yàlla dimbalee ba par-ci par-là si ay gëstu si ay recherche yu bëri nag yu profonde ñu xam ni tubaab yi parfois xam-xam bi ñu yor ak ni ñuy amee alal ak ni ñuy utiliser le monde maçonnique ak monde mystique de grande intensité yëpp yu jëm si batuta ak yëpp yi nga xamante ni dafay dem ci xam-xam luxus yi xam-xamu ñengo yi xam-xam yu graaw yi yooyu yëpp sunu maam nañ ko sàcc te li ñu sàcc bi ñu sàccee li si ëpp dañ ko yóbbu Inde moo tax Inde graaw ci wàllu xam-xam ci wàllu mystique waaw yooyu si wàllu sorcellerie voilà si wàllu fétiche yooyu yëpp parce que maam yi yooyu nañu xamoon avant l'islam parce que fétiche daf fi yàgg leneen lu ñu wax ni njabar daf fi yàgg njabar moo amoon avant yonent bi moo tax bi yonent bi ñëwee ñu xeex ka ci njabar ndeysaan ba yàlla wàcce falaxe ak naasi moo tax falaxe ak naasi ku mu munta faj rek xamal ni dara mëntu la faj ci àdduna bon mi ngi noonu nag yàlla loolu la def mais nag léegi xam-xam boobu dem na ba arab yi ñoom it am nañ ci parce que arab yi aussi ñoom ñun ni ñu amee xam-xam ñoom noonu sunu maam yi ni ñu amee woon xam-xam ñoom noonu nañu amee woon xam-xam mystique ñoom it avant l'islam ñoom it dañu amoon ay sorcellerie dañu amoon xam-xam mystique dañu amoon xam fétiche yooyu yëpp dañ ko amoon bon yooyu nag bi l'islam ñëwee si lay bëree wàññeeku si lay bëri raaw parce que les fanatiques dañu dem ba nga xamante ni dañu bàyyiloo culture bàyyiloo lépp lu nga xam sunu maam yi dañ ko daan utiliser muy du côté des arabes même du côté des africains muy biir Afrique muy biir Asie te foofu la xam-xam mystique amoon foofu la xam-xamu baatin amoon foofu la xam-xam bi yi nga xamante ni mooy xam-xamu àdduna foofu la sampoon taatam mais le problème mooy bi ñu demee ba ay jamono dañ ko transformer moom boo gisee par exemple moom li ma doon sànq commencé dugal mooy li ma commencé woon bugg développer tout au début mooy que ñoom dañuy dem ba nga xamante ni yéen mës ngeen imaginer par exemple yéen wala seen doom wala nit toog ba si yàgg takk boppam ci bomb dem dugg si biir jàkka rey te ni jullit la ay Amadou Coulibaly mu jël nee na day fayul l'islam mu jël ay fetal di rey pour ñu rey ka yooyu imagine ngeen yooyu naka la mën demee yooyu dem na ba nekk dama leen bëgg wax tey ji benn secret bu am doole mooy que alal yi ngeen gis yenn tubaab yi am ka ak yenn arab yi am ka puissance bi ngeen gis yenn tubaab yi am ka ak yenn arab yi am ka puissance boobu nekkul si lu dul ay sacrifice mooy li may wax à chaque fois dogaale dafa am ñoom duma ni ay dëmm lañu duma ni ay nooxoor lañu mais seen xam-xam moo leen jox ñu mën a dogaale wërsëgu nit dundee ko dogaale wërsëgu nit pour gudd fan dogaale wërsëgu nit pour am lu nekk ci àdduna ba seen ay sët dañuy def ay lavage de cerveau au niveau des enfants lavage de cerveau au niveau des jeunes lavage de cerveau au niveau des gens yi nga xamante ni dañ leen di rendre fanatique à l'extrême
de ce fait dañ leen di gëmloo boo reyee jullit boo reyee nit bu dul jullit du moins même boo ci boolee jullit ku mën na doon boo reyee ay jullit benn yéeféer bu nekk ci téeméeri jullit da ngay dem àjjana parce que rey nga benn yéeféer gëmloo leen lu nekk léegi yooyu ñu leen di gëmloo c'est pour dogaale leen jël seen wërsëg pour ñoom bu ñu demee ñu rey seen bopp ñoo ñu rey seen bopp ak ñi nu rey ñoom dañ leen di dogaale su ko defee amuñu ci benn objectif lu dul ay objectif personnel c'est des choses mystiques c'est des choses qu'il faut éviter moo tax nag ma ni jeune Sénégal jeunes yi nga xamante ni en général dañ may woo naan ma dañu bëgg alal dañu bëgg lii dañu bëgg laa nañ def attention parce que bis bu ñu taseeg ñu nga xamante ni ils sont pas conscients dinañ leen dugal ci circuit yoo xamante ni daañ leen sacrifier te buñ leen sacrifier danañu lor seen bopp te duñu amati àdduna duñu am laaxira buñ demee àlaaxira dañuy dajeek seeni borom parce que avant ñu leen di rey daañ leen defloo yu doy waar te képp ku rey nit da ngay dem safara te tey ko te dara gënula bon nga jël ay bomb wala nga jël yooyu sax tendance boobu gis ngeen léegi amatul tendance boobu léegi wàññeeku na wala ñu daan def lavage de cerveau benn nit jox ko fetal mu rey ay nit wala mu dal jox ko lavage de cerveau jox ko benn camion mu dawal ci ay nit daan na am Europe daan na am Amérique daan na am ay Asie même en Afrique quelque part da nga daan gis mu daan yooyu la plupart du ay cause yu noble ay cause la yu nga xamante ni c'est pas des choses réelles dafa am lu nekk ci biir mooy des objectifs personnels yoo xamante ne en général les grandes puissances les grands réseaux ñoo koy soxla ñun sax duñu bëgg ñun ñi nga xam dañuy xamal askan bi en général ñun dañuy nekk jeune suñu mënee xeex dañuy xeex mais ñun yàlla la ñuy liggéeyal askan bi la ñuy liggéeyal dañuy bëgg nit ñi yeewu dañuy bëgg nit ñi xam seen diine dañuy bëgg xam nit ñi xam seen fu ñuy teg seen tànk wallahi la azim bu dee mystique mi ngi ci ñun bu dee fétiche mi ngi ci ñun bu dee lu mu doon xam-xamu wàllu pire xam wàllu secret yi nga xamante ni danga ciy liggéey ak jinne xam-xam yi nga xamante ni danga ciy liggéey sa àdduna xam-xam yi nga xamante ni bu la neexee mooy ci yàlla def ci lekk lu nekk mi ngi ci ñun xam nañ ko mais dañu xam ne alxuraan mooy dëgg te alxuraan moo féete lépp kaw moo tax nag askan bi nga xamante ni léegi tendance boobu mi ngi changer parce que bi corona ñëwee système boobu dañ ko bëgg changer pour passer par la maîtrise du monde par les vaccins par les trucs par les yëpp te xamante ne tey jii boo dévoiler yenn secret tu vas devenir la gêne qui va se créer am na nooy demee da nga leen di gêner te mën nañ la xeex bon nag man ñi ma mën a dimbali mooy ñi nga xam ñoo may déglu ma xelal leen ñu orienté wu gëm seen bopp gëm liggéey gëm ñaan yàlla ñu ñëw si ñun ñu ñaanal leen yàlla orienté leen teg leen ci yoon daañu am àdduna am alaaxira te duñu rey nit duñu dugg ci lu leen di gaañ duñu dugg ci lu leen di lor kon nag ñi ngi ñaanal ñëpp jàmm xam ne nit yi dañu war a delloo seen xel xam ne am na réseau de sacrifice yoo nga xamante ni boo duggee ci ñoom daal sacrifier dugal la ci lu nga xamante ni du baax ci yow du baax ci say mbokk bon nag noonu la histoire adduna bi demee ci côté bi ma leen doon expliquer tey dinaa ci gën a xuus nag parce que c'est un sujet très sensible mais dinaa ci xuus fan yi di ñëw dinaa leen ci gën a leeralal ay points mais na ñëpp xam ni c'est le secret des grandes puissances yi nga gis ci àdduna bi yooyu yëpp sacrifice yooyu moo koy def ay lavage de cerveau di utiliser ay doomu aadama ñuy rey ay nit ñoo ñëpp ñu rey ces âmes-là toutes ces âmes-là reviennent la force de ces âmes-là deviennent mystiques et reviennent à ces êtres waaw loolu moom lu am la nit bu xale bu nga xamante ni bëgg na xam wala bëgg nañu jàppale ko
incha allah bu ñëwee si ñun daañ ko jàppale même mag boo xam bëgg nañu xelal ka wala ñu teg ko ci yoon jàppale ka incha allah dinañ ko jàppale. yal na ñëpp am jàmm. Vive le Sénégal, vive la paix dans le monde et vive l'islam. yal nañu yàlla defal jàmm incha allah demee daana ñëw ci yeneen waxtaan gën leen xamal gën leen gëmloo seen bopp gëm leen seen bopp te ngeen toppatoo seen àdduna incha allah lépp dina baax. jërëjëf.